waxtu toftal juróomi simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey lu waaju rek ci ceeb bi ak diwlin bi ñu wàññi bu baax a baax ci biir xibaar yi nag dinañ ci teewlu ki nga xamante ne mooy Aminata Assome Diatta di jëwriñ bi ñu denk lépp lu waaju ci wàllu njënd ak njaay dina ñëwaat rek ci li nga xamante ne noonee la ñu taxawee ak liñ ci wàññi ak gouvernement bu Sénégal li mu jot a def ngir loolee mën a antu ci bile xibaar tamit fas nañu yéene waxtaane lépp lu aju ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci jamono ji sax ñuy wax ak yéen ñun ñuy xamal ne gouvernement bu Sénégal mu ngi waxtaan ak syndicat yi li ñu bëgg rek mooy xool yoon bi ñu am mën a jaar ngir rek mën a delloo fexe ba ndaw yi delloowaat ci l'école yi ci jamono jooju sax gouvernement scolaire yi rek ñu ngi doon amal ndaje te diwaanu Mbàkke ñoom tamit ñoo ngi sàkku rek ci gouvernement bi ak jàngalekat yi ñu fexe ba déggoo te tamit lu aju ci année scolaire bi ñu saytuwaat ko bu baax a baax wàññi programme bi bu ko defee rek ñu mën ko jeexal ni mu waree. dinañ dem tamit ba ca diwaanu Saint-Louis foofee ca parc Djoudj nag fan yee ñu génn dañ fa nemmeeku woon rek feebar bu ñu naan grippe aviaire taxoon nag ay picc yu bëri ñàkkoon wala sax deewoon ci. ñu ngi xamal ne jamono ji nag daanaka kilifa yi ñuy jox lépp lu aju ci boobule mbir am nañ matuwaay tax rek jamono ji moom dakkal lañ boobule ay jafe-jafe. ci njeexitalu xibaar yi nag dañuy wax ci fitna bi nga xamante ne moo xew jamono ji foofee ca Ukraine di jàmmaarloo bi dox diggante Russie ak Ukraine ba tax na rek àdduna wërngal këpp ñu ngi ñaawlu li ni mel. ci loolu tamit dinañ teewlu colonel Abdourahim Kébé. moom dina ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy fitna bi ak lan la mën a jural àdduna wërngal këpp dinañ ko jeexale rek ak lu aju ci li gën a fës ci yenn kaay yi mbokk yi lii mooy li gën a fës boo leen taaxiloo tuuti ñu yaatal. mbokk yi asalaamaaleykum ñu doore ko rek ak li nga xamante ne nemeeku nañ ko fan yi wala sax xamle nañ ko démb rek aju ci njëgu diwlin beeg ceeb bi nga xamante ne fas nañu ko yenn wàññi bu baax a baax tey sax ci suñu émission info matin ñu ngi doon dalal rek jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju rek ci wàllu njënd ak njaay fii ci Sénégal Aminata Assome Diatta ñëwaat na rek ci taxawaay bi nga xam ne nguuru Sénégal jël na ko. ak juróom fukki milliards ci suñu xaalis bi nga xam ne état bu Sénégal def na ko ci boobule mbir ngir li ni mel mën a antu dañ koy teewlu rek ci micro Chérif Dia. fu mel ni ceeb dëwlin ak suukar mesures yi nga xamante ne président da koo jël mu nekk ay mesures yu am solo mu nekk aussi loo xamante ne day am impact ci gafa état bi parce que président de la République pour wàññi njëg yi dafa décider. droit de douane yi nga xamante ne moom la ñu doon teg ci riz importé bi mu suspendre ko donc tey jii riz brisé ordinaire bi nga xamante ne 80% des ménages sénégalais moom la ñuy consommer ndax maa ngi dégg léegi ñu wax ni ñu ci ëpp duñ ko consommer 80% des ménages sénégalais consomment le riz brisé non parfumé ordinaire donc moom la appliqué suspendre les droits de douane donc loolu moo tax prix bi au kilogramme day passé de 300 francs CFA ñëw 275 francs CFA le kilo. donc dina am baisse bu 25 francs boo ko jëlee ci sac bi mu ngi wàññeeku lu toll 1250 francs. boo ñëwee ci wàllum dawlin bi aussi forfait bi nga xamante ne moom la ñu doon teg importation bi ci conteneur bi président de la République dafa ne nañ ko wàññi de façon drastique. loolu moo tax njëg li day jóge ci 1200 francs le litre mun a jar 1100 francs le litre. suukar si aussi gis ngeen ni fan yële amoon na arrêté bu ñu jëloon pour yokk prix suukar bi arrêté boobu aussi tey président de la République dafa décider soutenir filière bi nga xamante ne consommateur bi du yëg yokkute bi donc mu jógee ci 625 indi ko 600 francs CFA. di nga jënd li nga wax ni di nga ko jëndee. mais xam nga mesure quand bu ñu jëlee mesure yu mel nii dafa war a nekk effective dès la prise de décision, dès la signature. Donc aujourd'hui ñun dinañ signer l'arrêté bi nga xamante ne moom mooy fixé
Aminata Assome Diatta doon àddu rek ci ceeb beeg diwlin beeg suukar bi ñu wàññi jamono ji leneen lu ñu waxtaanee aju ci mbiru njàng meek njàngale mi ak grève bu metti bi nga xamante ne jamono ji nameeku nañ ko fii ci Sénégal ñu xamal ne jamono ji ñuy wax ak yéen sax nguuru Sénégal mu ngi waxtaan ak syndicat yi lu ñu bëgg rek mooy waxandoo fexe rek ba grève bi dàkk bu ko defee rek tout tànk yi mën a dellu ci liggéey bi ñu ngi xamal ne lu toll ci daanaka jege téeméeri milliards suñu xaalis def nañ ko ci rek ngir lépp loo xamante ne dafa aju indemnité ak li ni mel ñu mën ci am solution. ci jamono joojee nag ca diwaanu Mbàkke ñi nga xamante ne mooy gouvernement scolaire yi ñoo fa amaloon ab ndaje ñoom lu ñu bëgg jamono ji mooy ñu taxaw leen fexe ba ñu dellu l'école waaye lu ñu bëgg rek mooy année scolaire bi moom ñu bañ ko yokk wàññi bu baax a baax seen programme bi bu ko defee rek fii ak li des ci at bi ñu mën a avancer bu baax a baax amal tamit ci seeni examen ni mu waree ci loolu sax dañuy teewlu soxna Astou Walo mooy présidente du gouvernement scolaire porte-parole itam gouvernement scolaire bu Mbacké ci micro Pape Balla Gueye. débat bi mooy dañoo bëgg ñu wàññil ñu programme bi parce que mën nañ ne liñ ñàkk moom mënatuñ ko rattraper te wax dëgg yàlla bu fekkente ne toog nañu fii di xoole ñu bàyyi ba état ak enseignants yi déggoo ñun élèves ñooy victime parce que dañuy xëy ñu ne ñu première semaine ñu def ay devoir ñu def ay kii am na ci yenn élèves yoo xam foofu la ñuy jaaree essuyer ñu yaakaar ne ci ñoom la alors que du ci ñoom maanaam ni ñu waroon a jàngee lañ jàngewul comme ne ni ñu waroon a jàngee jàngiwuñ ko ma yaakaar ne programme bi ñu waroon am mën nañ koo am ci année moo tax dañoo bëgg ñu wàññil ñu programme ñun prolongement sax dañoo arrangé parce que on est fatigué jamono yi ñu toll ñu prolongement arrangé wuñu li ñu arrangé mooy ñu wàññil ñu programme parce que bañ ñu waree jàngaluñu bu teree d'entente amee ngir yàlla bu ñu xëpp leçon yi. des si njàng meek njàngale mi dem ba ca diwaanu Thiès foofu nag parents d'élèves yi rek ñoo yëkkati ay kàddu di ñaawlu grève bi nga xamante ne boobaak léegi lu jege ñetti weer enseignants yi ñu ngi ci moo tax ñuy sàkku ci syndicat yi leen dajale rek ñu xoolaat ni nga xamante ne dinañ ko mën a taxee bu ko defee ñu fexe déggoog nguur bu Sénégal ci loole dañuy teewlu Massar Diop mooy président bu association boobee ci micro Cheikh Anta Diop. fukki at mënuñu jàng normalement soo déggee élèves yi wax da ngay bëgg a xëm soo bëggee professeurs yi wax da ngay bëgg a xëm donc léegi li ñuy def mooy nan may gouvernement bi ak enseignants yi seen néeg ñu waxtaanaat nee na nu àjjuma la ñuy waxtaan suba daan leen may ba suba ñu waxtaan suba su résultat yi amulee dañu ñaan parents yi ñu téye seen doom yi ca kër ga pourquoi parce que déjà dégg ngeen Linguère am na benn élève bu dee ci manifestation yi. grève bi moom du dara lu dul politique suñu doon grève xam nga lu ñu waroon grève abri provisoire yu grève table banc lu ñuy grève am na lu bëri lu ñuy grève mais seen grève bi doo ci dégg dara loo xam ne c'est pédagogique dara loo xam ne ci njàngale mi la jëm mais lépp xaalis soo tànnee ni enseignant lay doon mais tànn nga dund ci ndóol enseignant mënula riche enseignant xam nga luy richesse am élèves yi mu formé ñu màgg nekk ay magistrats ñëw di leen sargal loolu mooy seen richesse loolu mooy seen honneur mais maintenant lépp xaalis la ak politique bi xam nga lu tax mu politique danoo xaar 2018 la ñu signé woon accord ak gouvernement bi ñu xaar ba année bi ñuy def élection yi ñu daan ñeen grève politique la ñëpp xam nañu fi ñu féeti enseignants yi 60% des enseignants xam nañu fu ñu féeti mais nag quand même bu ñu ko dugal ci école bi nañ ci dindi politique nañ jàngale ba dindi ci politique suñu jàngale ba wàcc su lay neexee ñu politique. jàng meek jàngale mi tamit waxtaan nañ ci bu baax a baax ca diwaanu Mbour yokk ci lu aju ci wàllu wërgu-yaram ndax seetlu bi mooy grève yooyu rek moo tax mouvement citoyen yi yëkkati ci see ay kàddu di sàkku rek tamit ku ci nekk fan wa nga feete ñu def kem kàttan ngir mën a fexe ngir jàmm mën a am ci yooyu le secteur. Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu toogal ca diwaan ba. ñetti weer a ngi nii ñetti syndicat yu yëngu ci wàllum wér-gu-yaram nekkee ci hôpital Thierno Mansour Bara bu Mbour semaine bu ne dinañu bank seen loxo benn wala boog ba ñaari fan mu doon mbir mi nga xam ni ñi fay faju ji ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ndax yenn saay dañuy ñëw duñu gis ku leen faj. ku bëgg a faju doo dem faju soo da ngay déplacé wu de Joal à Mbour wala nga jóge ci àll bi
déplacé wu ak sa malade ba Mbour ñu ne la médecins yi dañoo grève qui sont les victimes c'est-à-dire que les populations sont les victimes ñi di bëgg a faju non seulement amuñu xaalis pour faju mais aussi problème polymètre ak médecins yi da leen di poser problème mais si problème de grève des médecins à chaque fois chaque 2 jours ñu grève donc loolu nag soo demee ba am si dëkk war nañ ko revoir war nañ ko xoolaat. wàllum njàng mi tamit dafa sooxe ci Mbour élèves yi mën nañu wax ni ab semaine ngir ñu am sax ñaari waxtu yu ñuy jàng lu metti la mu doon mbir mi nga xam ne lu doy waar la ndax saa su ne ñu ngi ci mbedd yi di génnee seeni moroom. suñu doom yi sonn nañ même ñu nekk ci privé sax dañuy dem di leen génn ji dañuy fay seen xaalis ci école yi ñu dem di leen génn ji te ñu ci bëri ñi nga xam ne ñu ngi ci état bi seen kenn doomam jàngewu fi donc dañuy lancer appel la enseignants yi ak état du Sénégal ñu trouver une solution pour régler le problème éducation bi poste ay HTC au conseil ak CSE bu Idrissa Seck bi ñu dissoudre ko ñu wàññi budget état bi ministre d'état yeeg yi ñuy jël di leen nommer di leen fay ay 2,5 millions par mois ñu jël xaalis boobu ñu investir ko ci éducation bi investir ko ci école yi ñoom école yu baax. mouvement yu nekkee ci Mbour di ñaan nguur gi mu daal di dugal loxoom ci coow yi nga xam ne dafa lëmbee njàng mi ak wàllum wér-gu-yaram ci département bu Mbour. suñ jógee département bu Mbour Abdourahmane Diallo dañuy utali Touba foofee nag soxna yi nekk ci Matlabul Fawzayni di hôpital bu Touba ñoom nag ñoo booloo ci benn amical ñoom nag jamono ji li ñu bëgg rek mooy lépp lu aju ci wàllu xeex ñu ciy boole askan wi rawatina ñi nga xamante ne ñoo fay ñëw ngir faju ngir li ni mel nag mën a jàppandi taxawal nañ fa ab boutique boo xamante ne ku soxla ab ñam fa ngay dem li nga daan génn ci biti daal la ñu bëgg a fexe ba mu dàkk bu baax a baax ci loole dañu ciy teewlu Jobbe Fall Mbacke mooy présidente amicale boobee ci micro Pape Galla Gueye. mu nekk hôpital niveau 3 li fiy ñëw kenn du xam nu mu toll ñu xool ni léeg-léeg kon niñ koy waxee ni soxla day dab nit ñu bindal ko mu war a dem si biti mu war a nekk benn retard. bàyyi malaatam dem wëri ñuy xool ni hôpital yi ñu gis ci dëkk yëpp bu ci nekk am na boutique ñu am initiative bu xalaatoon taxawal fii boutique bi pour au moins ñuy am benn gagne-pain ndax buñ nee amical social moo tax ñuy wax ñun ak jàppalante ci suñu biir ñu ne pourquoi pas duñ taxawal benn boutique fii ci biir hôpital bi nga xamante ni au moins dinañ ci mën di dimbali ñi nga xamante ni dañuy génn dem di wuti li fii génne ñun tamit ñu mën cee am loo xamante ne dinañ ci dimbalee néew di doole yi nga xamante ni dañuy ñëw fii ci hôpital bi ci wàllu social bi di ci dimbali pourquoi pas hôpital bi ndax mënuñoo def dara sans hôpital ndax am nañ yéene tey jii nii bu amical bi li bu amee ay revenu parce que dañu waroon dem di wuti ji léegi bu ñu amee loo xamante ni mooy produire li nga xamante ni moom lañ dem di wuti ji def naa ne loolu dinañu yombalal ci lu bari nga xamante ni lii génn ci boutique bi dañ koy xaaj lii ñu jàppalee ci néew di doole yi li ci des ñuy xool li nga xamante ni hôpital dina ko soxla selon ñun luñ ciy mën ci suñu ay recette ñu di ko dimbalee amical bi loolu la boutique bi loolu lay taxawal. muy amicalu soxna yi nekk ci hôpital bu Matlabul Fawzayni ca diwaanu Touba ñu wax ci leneen rawatina wàllu politique alliance des forces de progrès ñu gën ko xam ci AFP jamono ji nag ñu ngi waajal ab congrès li ñu bëgg rek mooy gën a dooleelaat parti bi bu baax a baax ci loole nag gis nañ ne ndaw yi fan yi ñu génne wala at yi sax am nañ ci taxawaay bu mucc ayib rawatina ci lu ñu duppee primo votant ci élection yi ñu génne rawatina local yi loole tax nag ñu ne seen congrès bi dina am solo lool bu ko defee parti bi gën a taxawaay bi mu mës a am ci réew mi ci loole nag dañ ci teewlu Mawlud Jaxate di porte-parole AFP ci micro Modou Fall. moom mooy seen réew ñoom ñoo ko mën a yor waaye bala ñu koy yor dañ leen di defar suñu leen defaree ñu yor ko yorin bu rafet ndax kat réew yi ñu wër yépp am na yëngu-yëngu yoo xam ne ñaanuñu yàlla mu agsi Sénégal kon nag am na taxawaay boo xam ne parti politique yi war nañ ko taxaw te loolu AFP jël na ay matuwaayam ak responsabilité am pour ne kat jamono yii di ñëw dinañu dajale suñuy ndaw mu di fii Dakar ak ci biir gox-goxaan yi ngir waxtaan ak ñoom ndaxte jamono moo ko laaj. ñu dem ba ca diwaanu Juuj fu soriwul dara Saint-Louis foofe nag niñ ko waxee woon ci ponk yi rek dafa am feebar bu ñu duppee grippe aviaire moo fa duggoon ba tax rek
ay picc yu bëri moom day woon ci jamono ji nag ñëpp kilifa yi ñu dénk lépp lu aju ci boobu lee fan rek taxaw nañ taxawaay bu mucc ayib ndax nee nañ jamono ji moom daanaka loolu fexe nañ ba mu féete leen ca gannaaw. Ousseynou Diop Habib Seck ñooñu toogal ca diwaan ba. ginnaaw ba fa grippe aviaire bi duggee woon daal di indi loraange yenn cay picc yi mën nañu def xayma ni junni ak téeméer ak juróom-ñett ñoo ci amoon ay jafe-jafe juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn yëpp nag mujjee faatu. waaye nag jamono jile mën nañu jàpp ni situation bi maîtriser nañ ko ki ko xamle mooy commandant Cheikh Diagne di conservateur du parc national des oiseaux bu Djoudj. ci junni ak téeméer ak juróom-ñettu pélican yu feebar. juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn ñoo ci dee. donc ñi nga xamante ne le gap c'est-à-dire différence bi mooy ñi nga xamante ne feebaroon nañu après dañoo mujj wér. liggéey bu mucc ayib nag la ci kilifa yi daal di def parc bi ñu tëjoon ko jamono jëlee nag daal nañ koy tijji ci ñaari fan yi nga xamante ni nag génne nañ ko amul benn picc boo xamante ni faatu na ci. enfuir nañ carcasse yi yëpp nettoyer nañ nichoir bi pulvériser nañ ko pour détruire le virus démb bi ma fa demee gis naa ne benn pélican deewu fa. waaye parc bi dañ ko war a gën a aar sàmm ko itam ndaxte la muy indil askan wi dafa bare lieutenant-colonel Assane Ndoye ni loolee dañ ci war a xaar suñu tànk tubay. mënuñoo doxal parc tant que amuñu plan de gestion bi passé dafa jeex ci début fin d'année bi nii donc il faut absolument que ñu mettre benn en place. parc bu Djoudj la muy indil askan wi ci koom-koom bare na lool ci atum 1971 lañ ko taxawaloon ñu classé ko patrimoine mondial 1981 waaye nag parc bii la nga xamante ni moo ko bëgg a yàq mooy l'extra braconnage yi ciy am ak xorom si nga xamante ni mu ngi yàq suuf si. Ousseynou Diop ni nga ko waxee parc boobee lu am solo la ci nekkin mala yooyu waaye tamit ci askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo fay faral di dem di ko xool saa su nekk moo tax kilifa yi rawatina ñi ñu dénk lépp lu aju ci administration bi donc dinañ taxawaay bu mucc ayib ngir loole ñu sàmm ko bu baax a baax ki gisee ne ni mel di Fatoumata Makhtar Ndiaye mooy adjointe gouverneur bu Saint-Louis ñu teewlu ko rek ci micro Ousseynou Diop. parc ba nga xamante ne nii oiseaux migrateurs yi nekk ci monde yëpp dañu fi ñëw ñu koy wax un parc ornithologique également en termes de biodiversité espèce bu ne ci wàllum plante ci wàllum jën ak yooyu yëpp dafa am donc mu nekk loo xam ne dañu ko war a sàmm ndax xam nañ ni que kat kéewu gi moom bu ñu ko sàmmul après suñu kaw lay këpp ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc si wàllu environnement boobu ñëw indi seeni xalaat ngir ñu xool plan boobu nan lañ ko gën a mën a ñoŋalee ba nga xamante ne bu ñu ko doxalee population yi dañ ci gis seen bopp mais objectif principal bi mooy que ñu sàmm ñu fexe ba nga xamante ne li nga xamante ne am nañ ko muy classement patrimoine mondial bañ ko ñàkk également sàmm biodiversité bi parc bi gën di rayonner parce que li nga xamante ne nii mën na ko def ci njeexital ci région bi xam nañ ko sur le plan économique sur le plan culturel sur le plan touristique donc loolu moom waxtaan bi loolu mooy solo bi. ci dem ci biti réew wax rek ci fitna bi dox jamono ji diggante Russie ak Ukraine te ab soox di bàyyeekoo fi nga xamante ne mooy frontière yi rek di dal foofee ca capitale Ukraine bi jamono ji nag daanaka àdduna wërngal këpp ku ci nekk sa xel a ngi foofu wala bàyyi nga fa gët ba tax rek colonel Abdou Rahim Kébé ñëwaat na rek ci li nga xamante ne mën na ko jural àdduna wërngal këpp ci ay jafe-jafe. ba tax na moom dafa gis ne rek ku ci nekk wala rawatina kilifa yi war nga ci dugal sa loxo ngir mu gaaw a jeex dañ ci teewlu jàngat bi ci Chérif Thiatif. L'invasion de l'Ukraine par la Russie inquiète la planète entière, à juste raison, car c'est dans cette zone d'où sont parties les deux grandes guerres. Je veux citer Sarajevo et Pologne, mais par-delà la même aire géographique, c'est le sentiment nationaliste et la volonté d'expansion. songu gi Russie songu Ukraine bëgg ci teg loxo tiital àdduna wërngal këpp tiitaange googu nag li ko waral mooy day fàttali musiba bi amoon ci 21e siècle maanaam ñaari guerre mondiale yi te jóge woon ci wàllu googu ci àdduna bi. Rappelons que c'est dans la même aire géographique. Yougoslavie, plus précisément Sarajevo, capitale ba ak ci Pologne ñaari réew yooyu le ñaari guerre mondiale yi fi jot a am déparé soo xoolee tey jii géopolitique bi benn la sentiment nationaliste bi Poutine nekkee ak bëgg-bëggam ngir yokk suufu Russie bokk na ci di déclencher crise bi.
qui ont été les facteurs déclencheurs. réew yu bëri ñi ngi ñaawlu taxawaayu Russie ci biir guerre terewul armée russe ña ngay wéy wutali capitale ba colonel à la retraite bi di Abdourahim Kébé jàpp ni bu ci OTAN dugale loxoom fitna gi mën naa tar. Même si l'OTAN pour l'heure n'envisage pas OTAN donte pareegul yóbbu ay soldats ca Ukraine waaye li leer mooy mi ngi renforcer dispositif am fële ca Pologne waaye nag bépp action bu ñu déclenché foofu ca Pologne mën na jur ay congo yu jógee ci Russie ci réew moomu ak ñi koy jàppale te su boobaa guerre mondiale mooy am. Mais toute action à partir de la Pologne pourrait entraîner une réaction de la Russie. ñi du mooyu Russie bari nañ ci àdduna bi wante waa Russie mën nañoo compter ci allié. Pour la Chine, l'Ukraine est un laboratoire. Chine moom jamono ji day seetaan xool occidentaux yi nu ñuy jëflante ak crise bi foofu ca Ukraine ndaxte ñoom tamit lu ñu mel la ñu am yéene def Taïwan loolu tax ba OTAN ak waa Occident suñu seetaanee Ukraine boobaa ñoom dañuy gis yoon bi dem attaquer ji Taïwan. D'envahir aussi à son tour Taïwan. guerre Ukraine bi mujjantali ump ñëpp kenn xamul fan lay mujj li ci mën a am mooy conséquences yi ci wàllu économie ak jëflante réew ak réew mën naa gën a metti. Chérif Dia jërëjëf ñu yegg si rek ci ponk bi ñu jagleel wàllu tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diaw ñu fas yéene waxtaane làmb gis nañ ne combat bi waroon dox diggante Ama Baldé ak Modou Lo foog ñu xaarandiwaat. toxal nañu ko Ibou fukki fan ak ñetti ci weeru mars bi ñu dëgmal lañ ko jàppoon waaye promoteur bi du Luc Nicolaï daal xibaar na ni combat boobu du am ndaxte Modou Lo dafa gaañu ci épaule gauche yi dañ koy teewlu moom Luc Nicolaï. combat bi jàppoon nañ ko pour le 13 mars li ñu waroon yëpp ñun def nañ ko télévision yi ñuy liggéeyal leen waroon ko def mais nag yàlla mi dara teewul dafa ñëw ak ndogalam mooy Modou Lo dafa am choc boobu nag wax dëgg yàlla moo tax combat bi dootul mën a ci am le 13 mars. voilà Modou Lo en fait dafa am choc bu mu def entraînement France bi mu nekkee France. donc moom mu ngi egg si Sénégal jeudi lundi à 15h20 ci la egg si donc bu mu egsee itam affaire boobu sonal ko dafa am rupture de ligament ci épaule jaune bi épaule gauche bi donc bu mu demee hôpital aussi ñu bindal ko ay kayit yooyu bu ñu jébbal ma ko par le biais de son manager man nag manager am mi ngi nii CNG lañu jóge léegi nii gisee nañu ak président Bira jébbal nañ ko kayitu hôpital yi nga xamante ne moom lañ ñu jox moom itam médecin CNG convoqué na ko suba waaw dina dem aussi pour ñu confirmer loolu parce que dafa war a dem ci biir opération États-Unis wala France. chroniqueur lamb bi di Malick Thiandoum moom jàpp ni ci mbir mi daal vice de forme daf ci am ndaxte yëf yi awul fi mu war a aw moom daal jàpp na ni du promoteur bi moom moo war a décider reportu combat bi ñu teewlu ko ak Chérif Dia. am mbetteel bi ma déggee Luc Nicolaï ci boppam mu ne reporté nañu combat Modou Lo ak Ama Baldé nekkuma di wax ni Modou Lo blessé wul loolu su ma yoon nekku ci mais procédure bi nga xam ni moom la ñu jaar moo teguwul ci yoon parce que mbër bi bu fekkee dafa am gaañu day dem ci médecin bi ko doy mu seet ko bu ko seetee bu ko joxee certificat médical buy wane ni moom mënul bëre day jël certificat médical boobu jébbal ko manager bi dem CNG jox ko secrétariat bu CNG ñu jox ko li nga xam ne mooy wane ni jot nañu lettre bi bu ñu jotee lettre bi nag ñoom CNG du bureau bi du secrétaire bi du président bi du kenn ku ci mun a wax lettre bi lan moo ci nekk dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñooy commission médicale bi dañuy convoqué mbër bi saytuwaat wér-gu-yaramam pour xool ndax li médecin mbër bi wax dëppoo na ak li am su fekkee ni dëppoo na ñu confirmer bu fekkee ni dëppoowul ñoom dañuy bind wax ne mbër bi ñu gis visiteel ko suñu bopp mën na bëre te bu boobaa report du am donc report mënaguñu ko wax te ku ko wax ci njuumte nga nekk CNG kese moo mën a wax ne combat bi du am parce que cas de force majeure la ci ndigalu médecin wu CNG bi mais bu ma gisee Luc Nicolaï annoncé ko ba annoncé durée indisponibilité bi te moom waragul woon jot ci lettre boobu loolu dafay wane ni am na vice de procédure ci yëf yi te loolu teguwul ci yoon.
ci wàllu football ak Ligue 1 bu Sénégal 11e journée bi ñu koy amal ci week-end bi tàmbali ko ci samedi ji Jàmbaar fële ca Saly di dalal AS Douane Teungueth FC fële ca Rufisque di dalal Linguère bu Saint-Louis dimanche bi nag US Gorée dina dalal AS Pikine Seneps bu Thiès di dalal Mbour Petite Côte Casa Sport di fekk di Ndiambour bu Louga Guédiawaye Football Club di dalal Génération Foot Jaraaf di fekk di Dakar Sacré-Cœur ñu wax ba léegi ci wàllu football ak Football Club de Metz nga xam ni am na yéene financé maanaam lu toll ci juróom-benni stade yu ndaw yoo xam ni yu mën a moduler la te stade yooyu nag bu ci nekk dinañu ko jox turu ab gaynde maanaam benn lion bu ñu formé foofu te Génération Foot nekk club partenaire bu FC Metz président bi di Bernard Serra démb rek ñi nga ko doon dalal fële ca Palais de la République moom ak Madi Touré président bu Génération Foot moom nag jàpp na ni lii mooy contribution am ci titre champion d'Afrique bu Sénégal Ligue européenne des champions Stade de France moom mooy dalal finale Ligue des champions bi nag finale bi fële ca Saint-Pétersbourg la waroon a am waaye coow maanaam ak xare sax guerre bi nga xam ne moo am ci diggante Russie ak Ukraine tax na ba UEFA jël ndogal toxal loolu andi ko foofu ca France ñu jeexalee ko Ibu ci wàllu basket ak Sénégal nga xam ne tey jii ci ngom dina tàmbali éliminatoire yi ci Coupe du Monde gaynde yi nag tey la ñu tàmbali seeni match bu njëkk ci série ñetti match yi nga xam ne dinañ ko amal foofu ca Dakar Arena 18h lay tàmbali Sénégal Égypte ci samedi ji nag gaynde yi dinañu daje ak République démocratique du Congo ñu jeexale ko ci dimanche bi ak jongante bu ñu war a seq ak équipe bu Kenya. mu mel ni daal atum ren ji suñu diggante ak Égypte moom saf na saf. jeexagul. Jërëjëf Cheikh Tidiane ñu dem ci ponk bi mujjee ci xibaar yi ak li ci yéen kay. gal ak coono gi mu jural njaboot yi ci seeni ménage tax na ba njiitu réew mi Alaaji Macky Sall jël ci dogal ci noonu démb ci ndajem conseil des ministres bi la njiitu réew mi jël dogal daal di wàññi njëgu yenn produit yi nga xamante ni njaboot yi dañu ko yiitewoo daanaka bés bu yàlla sàkk lii la l'observateur xamle Soleil daal di lim bu ci nekk toftal ca njëgam liitaru déwlin dootul jar téeméer ak ñeen fukk waaye téeméer ak ñaar fukk rekk lay yem saaku 50 kilogrammes ceeb non parfumé léegi 13700 lay jar kilo suukar si nag dootul jar téeméer ak ñaar fukk ak juróom teggi nañu juróom ya léegi téeméer ak ñaar fukk rekk la yem njiitu réew mi Macky Sall yemu ca ndax daal dina jël dogalit subventionné kilogramme riz paddy bi dogal gi nag dana am ay njeexital ci budget wu réew mi lu toll ci juróom fukki milliards nguur gi moo ko yennu ci loolu le quotidien jàpp ne Macky Sall dafa servir plat bu bees askan bu Sénégal la tribune feelu ko ne njiitu réew mi tax na ba askan wi nooyi waa teg ci nag sourire Vox Populi tamit noonee la gisee daal di fësal njëg yu bees yi lu bees moom amagul ca lakk ga amoon ca building administratif Mamadou Dia libération bi ñu koy xamal yokk ci ne inspection générale d'État ba tey mu ngi ut a xam kan wala boog ñan ñoo ko def ñu dem ci Sud Quotidien politique la xëyee ndiki tey ji ci xëtam wu njëkk élection législative yi ñuy waajal ak caution ba ca war mu mel ni ba tey déggoo amagu ca Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur yéenekaay bi xamal ñu ne dana ci daje tey ak ñaari pôle yii di kujje politique bi ak non aligné yi waaye Sud Quotidien nee na boo moytuwul du doon lu yomb ndaxte mbirum caution moom naka jekk dafa mos a indi ay jiixi jaaxa ci langue politique bi ku ci nekk ci pôle yi dafay bëgg proposition wam doon bi gën lu ci am mooy tey lay leer ndax élection yi daanaka li ci des bareetul ñii moom lu bari la ñu dese mooy waa Yewwi Askan Wi source a di ñu xamal ne leader yi dañoo xàjjaloo ci ki war a uutu Dambey Ba nga xamante ni bi ñu koy fal meeru Njebel ci kaso bi la ko fekk ci biir coalition bi am na ñu jàpp ne li gën mooy ñu utal ko remplaçant am ñeneen ñu ne sous-préfet bu Ngocc nga xamante ni fa la Njebel bokk daf ko war a installé yéenekaay bi nag gis ne installé ko day dafa mel ni wax ko moo gën a yomb jëfee ko ci koo xam ne ma nga kaso am na sax demande liberté provisoire boo xamante ni ay avocat am ñu ngi koy waaj a dugal ngir ñu may ko liberté provisoire su ko defee ñu mun ko installé moom Dambey Ba affaire civile la ñu koy toppee dossier bi ma nga instruction ñu dénk ko juge troisième cabinet bu ñu sukkandikoo ba tey ci yéenekaay bi di source a le mandat moom daal di dellu siwaat ci blocage gi am ca mairie bu Guédiawaye yéenekaay bi gis ne arme bu bon la boo xamante ni mu ngi ci loxoy kujje politique bi mairie bu Guédiawaye ba tey amagul bureau municipal le mandat ne waa Benno Bokk Yaakaar am nañu légalité waaye dafa mel ni ñu ngi bëgg a ñàkk légitimité ndaxte ci politique dañuy faral di wax ne lépp li loi bi terewul mooy nangu na ko mu
mu mel ni nag moral amatu fa lii nag Benno Bokk Yaakaar jël ko ngànnaay ngir gën a mën a xeex Ahmed Aïdara mi ñu fa fal bees waaye nag yéenekaay bi nee na Ahmed gaa novice la ci wàllum politique waaye du yomb ndax askanu Géejawaay ñoo ko fal muy nag loo xamante ni ba tey xamaguñu ci fan la ci wanante di mujjee ki gëtam lii moom leer na ci gët gannaaw faatuk benn fraudeur ca Touba xalif général des Mourides jël na dogal dàq douanier ya ca Touba las moo ko wax douanier yi dootuñu def seeni liggéey ci périmètre bu Touba loolu la Serigne Mountakha Mbacké xamal délégation douane ba fa demoon niki démb douanier yi nangul ko xalif bi ci turu njabootu Cheikh Ndiaye Guèye mi ñu faat ne baal na douanier yi ci tudd dootu leen yóbbu ci yoon noonu douanier yi joxe seen jaxal million ak genwal xalif bi jël enveloppe bi jox ko Serigne Fallou Galas Sila ak Serigne Modou Mbacké Sy ñu yóbbul ko njabootu Cheikh Ndiaye Guèye ñu tàbbi ci l'école bi ak crise gi mu nekkee élèves yaa ngi woon ci mbedd mi niki démb di manifester ndax bëgg gréewu seeni jàngalekat yi dakk daanaka yéenekaay yépp a xëyee manifestation bi niki tey ji les élèves envahissent la place de la nation la Vox Populi bind le quotidien dolli ko ci ne yuuxu nañu démb ba ñépp dégg li leen métti ak it li ñu bëgg seeni message yépp l'info siiwal na leen ba ci sax ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna bi nekkoon seeni wet njiital FRAPP di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu dégg message bi tukkee ci élèves yi ndax moom njiitu réew mi élève la woon étudiant la woon kon boog am na lu mu warloo ak école bi li leer mooy tey la ndaje gu mujj gi diggante syndicat yi ak nguur gi source aané tey lay baax wala boog mu yàqu ba faw li yàqu ci jamono ji mooy diggante Russie ak Ukraine démb ba léegi ñu ngi ci guerre loolaa tax doomu Sénégal ya ca Ukraine tiit jaaxle di sàkku ndimbal loolu nag mooy Sarr mi secrétaire d'État bi ñu dénk sénégalais ya ca bitim réew am na lu mu ci waxtaanal ak waa l'Observateur xibaar na ne it ne am na benn cellule de crise ba nga xamante ni installé nañu ko ca Pologne ngir mu gérer situation bi ñu daaneel ak lamb ji combat Modou Lo Ama Baldé reporté nañu ko dootul am fukki fan ak ñetti ci weeru mars ni ñu ko bëggee woon li ko waral nag Modou Lo dafa gaañu ci ay entraînement ci mbagg mi ca France ga mu nekk samedi ëllëg gi sax ci la war a dem faju ji fële ca États-Unis yendoog jàmm. Barthélémy Ngom jokkanjal a paax cant ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safu bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf